أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين. بوكي ci hôpital Wahabiyuna hôpital bu ñuy faj Wahabiyuna maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen jox seen wàccuwaay di leen xamal ni seen mbokk seen xarit Oustaz Yahya Touré moo delluwaat waxtaan ak yéen ci ñaareel tomb bi nga xamante ni ci leeral bidaa la. comme ni ma ko waxoon keroog bidaa daal lu lëmb la yoo xam ni dañ koy tuddee ci lu bare di ci takfiiral jullit yi. kon dafa jar ñu leeral xamal nit ñi lan mooy bidaa. kon dañuy wax ni lu dul bidaa loolu sunna si yenente bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te yàlla moo ñu digle pour ñu jël yenente bi def ko roy waay maanaam ñu koy roy ci lépp li nga xamante ni mu ngi koy def moo xam ci jëfam la moo xam ci waxam la moo xam dafa fekk nit ñi ñuy def dara mbaa mu gis leen mu bàyyi leen ci rek yooyu yëpp ñu ngi koy compter ci sunna. alquran daf ñuy wax baada bismillahi rrahmani rrahim laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. mu ne ci dëgg-dëgg am ngeen royuwaay bu rafet ci sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. kon bu ñu ne uswatun hasana mooy qudwatun hasana mooy royukaay. loolu mooy sunna. sunna mooy dundinu yenente bi ci lépp buñ ko boolee rek mu ngi ci sunna bi comme ni ma ko waxoon ci gannaaw. waxoom ak jëfam ak li nga xamante ni gis na nit ñi ko def mu bàyyi leen ci rek nañu jàpp ni sunna la. kon loolu kenn du ko compter loo xam ni lu bees la lu ñu indi ci biir diine te bokk ci. kon donc ci lañu tànn benn tomb pour waxtaanee ko mooy halit tabarruk bi athari al anbiya'i wa ittixaadi quburahum mahallan lil ibadati shirkun. loolu laaj la ndax barkeelu ci jeextal yenente yi ak seen armeel yi nekk ñu def ko bërëb suñu jaamukaay yàlla yi ndax loolu mënees nañ koo jàpp shirk. donc loolu laa fas yéene faram-fàcceel mbokk yi. donc ñu dem ci ñaareel ni ma ko defoon semaine passée mooy nee na alquran mooy leeral lépp. kon lépp li nga xamante ni ñu ngi koy def dañ ci jiitalal alquran ndax yenente moo wax ni lépp lu ñu wax man Muhammad man maa ko wax. su fekkente ni wax boobu wax nañ ko rek tollal leen ko ak alquran. su fekkente ni méngoo na ak waxu alquran donc man maa ko wax waaye su fekkente ni jiyoo na alquran sandi leen ko man waxuma ko. kon alquran mooy balance bu njëkk bi nga xamante ni ci lañuy natt suñuy jëf ci biir diine. ñaareel ñëw sunna tegu ci. comme li ma waxee yàlla nee na laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. am ngeen royukaay bu rafet royukaay bu baax ci sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. mu wax ni tamit ma aataakum rasulu fa xuduuhu
wa ma nahaakum anhu fantahu lépp li nga xamante ni yërente moo leen ko jox téelal loolu te li ngeen xamante ni tere na leen ko bàyyi leen ko tere day nekk ci ñaar mu gis ñuy jëf dara mu ne bàyyi leen ko mbaa mbir mi ñu ngi koy def mu xool ñu koy def mu bàyyi ñu ci mu bàyyi sahaaba yi ñu def ko kon dañuy jàpp ni terewu leen ko waaye su fekkente ni baaxul rek dafay wax sahaaba yi bàyyi leen li ngeen def ni baaxul bu leen ko def kon loolu manees nañu jàpp ni sunna bi mun nañ ko tënk ci ñaari aaya yi mooy lu ñu yàlla yenente yàlla bàyyil santaane pour ñu def ko bu ñu nee tamit nañu bàyyi ko loolu baaxut donc te yeneen yàlla nee na tamit nañu roy ci sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon mbokk yi foofu la ñuy jaare ñu dem ci laaj bi directement pour ñu mën ko tontu ñu mën ci njëriñ mooy ndax jeexital yenente yi ak seen xabru yi def ko bërëb jaamukaay ndax manees nañ koo jàpp muy bidaa mbokki barkel ci jeextal yenente yi nit ñi dañuy tegtal ni ci loolu dagan na ci téere yu bare yi nga xamante ni ay téere hadis la ni ci sahaba rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dañoo barkeelu ci jeextal yenente bi ci dundam mu directement ak tamit barkeel nañu ci asaare mi mooy jeextalam gannaaw bi nga xamante ni faatu na loolu dalil yu nga xamante ni moom lañ ci tegtal dañuy daal di dugal ci sahih al-Bukhari an Suhayl ibn Sa'd fi baabi ma qiila fi liwaa'i an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min kitab al-maghazi mooy hadis bi nga xamante ni dañ ko solo ci Suhayl ibn Sa'd ci buntu bi nga xamante ni dañ ci wax ci xare yi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam niki rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci xare Xaybar dafa wax ni la a'tiyanna hadhihi ar-rayata ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allahu wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu neena drapeau bii ni suba dinaa ko jox góor boo xam ne yàlla ci loxoom lay ubbee tatay yahudi ci bés Xaybar góor googu bëgg na yàlla ak yenentem te yàlla ak yenentewum bëgg nañu Sahlu bun Saad mu ngi wax nee na ñépp dañoo fanaanoon keroog ñépp jàpp ni tegtal bi nga xamante ni yenente tegtal na ko waaye ngënal bi nga xamante ni yenente wax na ko kenn ku ne jàpp ni lii nii kan lañ koy jox keroog nee na ñun ñépp tedd nañu kenn nelawul di xalaat kooku kan la war a doon nee na si suba bu mu jotee nee na bu ñu jógee ci suba ñoom ñépp demandoo ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku ne yaakaar ni moom la ñuy jox drapeau bi ci la yenente wax ni ayna aliyun ana aliyun fa qiila huwa ya rasulallahi yashtaki aynayhi ñu ne waaw yenente bi ñu ne ko aliyun de mu ngi wax ni bëtam mu ngi koy metti yenente daal di yónni pour ñu indil ko aliyun ci kàdduwam ci kitaab
al jihaadu wa sayri boo xam ni mu ngi sahihu muslim tamit mu ngi foofu dinaa indi numéro paas yi yenente daal di digal ñu indil ko aliyun mu daal di ñaan tuflu ci bëtu aliyun ci place boobu ci saa si ci la bëtu aliyun wer comme dara jotu ko kon hadis bi bu ngeen demee ci kitaab ci sahihul bukhari kitaabul maghazi danga ko fay fekk baabu ghazwatu xaybarin ci buntu xarey xaybar ci tome 3 page 35 wa kitaabul jihad wa sayri baabu raqam kitaabul jihad wa sayri boo demee ci même benn téere bi ci page ci hadisu rakam hadis boo xam ni numéro 102 la danga ko fay fekk ci tome 2 ak 108 dem ci 108 wa baabu ma qiila fi liwaa'i nabi boo demee ci buntu boobu tamit page 2 et tome 2 page 111 wa baabu fadlu man aslama ala yadayhi rajulun boobu tamit boo demee tome 2 page 115 danga ko fay fekk wa kitaabu fadailu ashaabi nabi baabu manaqiba ali ibn abi talibin tome 2 page 199 boo demee foofu danga koy fekk te boo demee ci sahihu muslim kitaabu fadailu sahaba baabu fadailu ali ibn abi talibin boo demee foofu ci 32 ak 34 danga ko fay fekk wa baabu ghazwatu zi qardin wa ghayruha boobu tamit page 132 danga ko fay fekk wa sunanu tirmizi kitaabul manaqib baabu manaqib ali ibn abi talib ci tome 13 page 160 mbokk yi ci loolu hadis bi dafa continuer nee na fi lafdi salamata ibnu al akuuxi bi sahihi muslim mooy tegtal bu ma def ci sahih muslim foofu la nekk qaala nee na fa ataytu aliyan ma daal di indi ali fa jitu bihi ma daal di ko indi aquuduhu wa huwa armadun ma koy indi boobu bëtam mu ngi metti hatta ataytu bihi rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ba ma indil ko indi ko ci yenente bi bu ma ko indee fa basaqa fi aynayhi mu daal di tufli ci bëtam fa bari wa ataahu raaya mu daal di wer mu jokkoo raayata drapeau bi boobu laa tegtal ci sahihu muslim boo demee dinga ko fa mën a fekk mbokki kon donc moom boo demee foofu baabu du'a nabiyu ila al islam boobu boo demee foofu tome 200 page 107 danga ko fay fekk mbokki kon yenente gannaaw mooy suñu roykaay comme bu ma indee aaya bi kon su fekkente ni barkeelu nañu ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci tufli woom ci tufli yenente ab sahaaba yi ñu barkeelu ci dundum yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama manees nañoo jàpp ni loolu ñaawul barkeel kenn mënul wax ni bid'a la loo xam ni dugal nañ ko ci l'islam gannaaw bu ma leen indee ay adilla yu wér yu nga xamante ni indi naa ko ci téere yu nga xamante ni ci foofu la ñi koy bañ foofu la ñuy sukkande ko kon barkeelu moom bi asaari nabi ci dundom mu ngi ni saxaaba yi def nañ ko mbokk yi bu ñu jógee loolu dañuy dem ci at-tabarruku bi wudu'i nabi gannaaw bu ñu waxee at-tabarruk bi
bi saakin nabi ci tufli woon barkeel dañuy dem ni tahaaba yi daan nañu barkeel ci njàppu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi sahih al bukhari bu ñu demee ci sahih bukhari an anas bun malik dañ ko solo ci anas bun malik qaala ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa haanat salaat al asri nee na gis naa yenente bi fekk waxtu julli takkusaan jot na faltamasa nnaasu lwudu'a falam yajiduhu nit ñi wuti ndoxu njàpp pour ñu mën a jàpp julli amuñu ndox fa utiya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bi wudu'in ñu indi yenente ndoxu njàpp fa wada'a rasulullahi fi dhalika al ina'i yadahu yenente daal di jël loxom bu barkel bi dugal ko ci ndab bi wa amara an-naasa an yatawadda'u gannaaw loolu mu digal nit ñi pour ñu jàpp minhu ci ndox boobu nee na fara aytul maa yamba'u min tahti asaabihi nee na wallahi gis na ndox di ball ci suuf baaram yi hatta tawadda'u min indi axirihim ba ñoom ñépp jàpp ba ci ku ci mujj moom tamit jàpp ci kon hadis boobu ma wax noonu boo demee ci sahihul bukhari kitaabul wudu baabu iltimaasil wudu ida haanati salaat ci tome 1 page 31 danga ko fay fekk mbokk yi ci loolu am na benn riwaaya boo xam ni encore dañ ko solo ci jaabir ibn abdullahi annahu qaal mu daldi wax ni nekk na ak yenente bi fekk waxtu tàkkusaan jot na waaye booba amuñu ndox xanaa desit ndox bi nga xamante ni moo fa nekk ñu daldi ko def ci ndab ñu indil ko sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam buñ ko kin indee mu daldi ci dugal ci ndox boobu loxam nee na mu daldi écarté baaram yi yaatalal baaram yi gannaaw loolu mu wax hayya ala ahli alwudu'i albarakatu min allahi ñëw leen ci jàppukat yi nee na baraka de barke ci yàlla lay jóge nee na fala qad ra'aytu al-ma'a yatafajjaru min asaabihi nee na wallahi gis na ndox muy ball ci diggante baaram yi fa tawadda an-naas nit ñi daldi ci jàpp wa sharibu ñu naan ci fa nee na loolu bu mu amee ci laa xam ni nee na fa alimtu annahu barakatun ma xam ni loolu baraka la loolu jaabir bu mu ko waxee dañ ko laaj fa qiila li jaabir kam kuntum yawma idin ñaata nit ngeen woon keroog ci benn ndab boo xam ni desit ndox la yéen yépp ngeen jàpp ci qaala nee na 1400 junni ak ñeenti téeméer nit la waaye am na riwaaya bu wax na ni 15 fukkaak 15 fukkaak yaani 15 nuñ koy waxee sa olof fukkaak juróom téeméer la nee na booba ñun ñoo teewoon te ñun ñëpp jàppee nañu ci ndox boobu kon loolu tamit barkeelu la ci sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xam nga loolu kenn du wax ni ñooñ dañuy jaamu yenente bi dégg ngeen wala loxom boobu ñu dugal ci ndox bi
moom la ñuy jaam mbokk yi te loolu tamit boo demee ci sahihul Bukhari kitaabul ushriba boo fa demee da nga ko fay fekk baabu shurbil baraka wal maa'ul mubaarak waaw maanaam boo demee ci tome 3 page 219 da nga ko fay fekk wa sunanu nisaa'i boo demee foofu kitaabu tahaara baabul wudu min al inaa'i tome 1 ci buntu ci page 25 wa musnad Ahmad tome 1 page 402 da nga ko fay fekk wa sunanu Daarimi an Abdullah ibn Umar al muqaddima boo demee da nga ko fay fekk baabu man akrama allahu nabiy baabu ma akrama allahu nabiya sallallahu alayhi wa sallam min tafjiril ma min bayni asabihi ci tome 1 page 15 da nga ko fay fekk kon mbokk yi ba léegi ñu continuer ba léegi ñu daldi dem gannaaw bu ñu jógee barkeel bu ñu def ci njàpp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy dem ci barkeelu ci ñand xat yenente yani tabarruk bi nu xaamati nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon loolu tamit am na solo parce que kenn du wax ni barkeelu xam nga bu ñu waxee wudu ak yenn yi waaye ba ci ñande xat yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama sahaaba yi daan nañ ko barkeelu di ko jël di ko raay seeni kanam di ko raay seen yaram rawal Bukhari fi sulhul Hudaybiya Bukhari solo nañu Bukhari ci sulhul Hudaybiya an Urwata ibn Mas'ud qaal an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ashaabihi neena jàpp nañ ci rasulullah ak sahaba mi wallahi ma tanakhama rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu neena wallahi yenente du ñandu ci benn ñand xat lu dul ñand xat boobu dal ci loxoy kenn ci góor ñi ci ñoom sahaaba yi mu daldi ko raay ci kanamam ak yaramam wa innahu idha tawaddaa kaadu yaqtuluuna ala wudu'ihi neena su fekkente ni jàpp na tamit desit ndox bi day mel ni dañ ci reyante xool leen loolu bu ko gaay gis rek ñu ne allahu akbar ñii dañu jàpp kii ni yàlla la mais nañu dem ci sahihu Bukhari hadis bi foofu la nekk ci danga ko fay fekk kon donc mooy sahihul Bukhari kitaabu shurut boo fa demee baabu shurut fi ljihad wal musalaha ma ahli alharb wa kitaabu shurut tome 2 page 82 danga ko fay fekk wa kitaabul wudu minhum boo fa demee baabul bizaaq wal maxaat wa nahwihi danga ko fay fekk page 1 et tome 1 page 38 wa baabu istimaalu wudu nabi wa baabi istimaalu fadlu wudu naas boo fa demee tome 1 page 32 danga ko fay fekk musnad Ahmad nga dem tome 4 page 329 ak 330 boo fa demee danga ko fay fekk kon donc loolu tamit leer na
kon mbokk yi bu ñu jógee ci ñand xat yenente bi ni sahaaba yi barkeel nañ ci ba léegi dañuy daldi xuus dem ci karaw yi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam boobu tamit sahaaba yi daan nañ ci barkel rawa muslim daf ko solo fi sahihihi ci téereem anna rasulallahi niki yenente yàlla sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ata muna ñëw na mina wa halaka ra'sahu baada an rama wa nahara mu daldi wattu boppam gannaaw bu mu sandee xeeru jamra mu daldi rendi gàttam summa jaala yu'tihi nnaas après yenente ci boppam mu koy yëkkati di ko jox nit ñi ñu ciy barkel wa fi riwayatin mu ngi ci beneen riwaya annahu da al xaaliq ni ki woona watukat fa halaqahu mu daldi ko wattu fa aataahu aba talhata mu daldi ko jox aba talhata fa qaala mu ne ko aqsimuhu bayna annaas nango seddale diggante nit ñi mbokki hadis boobu boo demee ci muslim kitaabul hajji danga ko fay fekk baabu bayaana anna sunnata baabu bayaana anna sunnata yawma nahri ay yurma summa yunharu summa yulhaq baabu boobu boo fa demee wal ibtidaa fi lxalqi bil jaanibil ayman min ra'sil mahluqi boo demee ci hadis bi numéro 323 ak 326 danga ko fay fekk mbokk yi kon donc boobu tamit leer na yenente su fekkente ni barkeel amut yenente nan lay jëlee karawam buñ ko wattoo mu jox ko mu ne nit ñi na ngeen mu ne Aba Talha nanga ko seddalee nit ñi kon donc dañuy wax ni karaw boobu amul solo kon karaw boobu dañ koy jaam donc waruwiya aydan an anasin jàpp nañ ci anas encore qaala nee na laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci dëgg-dëgg gis naa yenente bi wal hallaaku yahliquhu watukat bi mu ngi koy wattu wa ataafa bihi ashaabahu sahaaba yi di ko wër fama yuriduna an taqa sha'ratin illa fi yadi rajulin nee na wër boobu ñu ko wër bugguñu woon benn pepp karaw daanu ci suuf lu dul mun dugg ci loxo benn góor pour ñu barkeelu ci karawam bu tedd boobu mbokki boobu boo demee ci sahihu muslim ba léegi benn bunt bu ma wax ni boo demee foofu danga koy fekk waaye demal tamit ci sunane abi daawuda kitaabul manasik boo fa fekkee danga koy fekk danga ko fay fekk baabul halq wa taksir boo fa fekkee danga ko fay fekk tabaqaati ibnu saadin musnad ahmadin wa maghazil waaqidi boo fa fekkee danga ko fay fekk waaye beneen hadis bu ma mujj wax ni sahihu muslim mu ngi foofu kitaabul fadail baab qurbu nabi sallallahu alayhi wa sallam min annaas wa tabarrukihim bihi mooy buntu jegeewu yenente bi bu mu jegeewoon nit ñi ak ni ñuy barkeelu ci moom boo demee ci hadis 74 ci page 1812 danga ko fay fekk mbokk yi donc boobu tamit leer na nañ mbokk yi bu ñu demee bu ñu jógee foofu boo demee fi tarjumati xaalidin bi usudil xaaba téere boobu
bu siiw boobu boo fa demee asadul gaaba boo fa demee anna Xaalid ibn Walid kaana lahu al atharu al mashhur fi qitaal al furs wa ruum ni Xaalid ibn Walid am na njàmbaarte bu màgg bu mu def ci xarewu furs ak ruum waftataha Dimask mu daal di ubbi xare mu daal di ubbi Dimask mooy Damas Syrie actuelle capitale Syrie Xaalid ibn Walid moo ko tijji wa kaana fi qalansuwatihi allati yuqaatilu biha sha'run min sha'ri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yastansiru bihi wa bi barakatihi te bu ñu bu ci mbaane Xaalid boobu mbaane Xaalid ibn Walid dañ fay lan moo fa nekk mooy karaw ci karawi yenente bi sallallahu alayhi wa sallama te ci loolu lay barkel di gañe xare yooyu muy gañe fala yazaalu mansuuran tey Xaalid saa yu mu yore loolu du deñ ci di gañe ci xare yi wa fi tarjumatihi ci tarjumam aydan bi asadil gaaba boo fa demee wal isaabat boo fa demee danga ko fay fekk wa mustadrak al hakim boo fa demee danga ko fay fekk wal lafdu lahu ci kadduwam anna Xaalid ibn Walid faqada qalansuwatun lahu yawmal Yarmuk ni Xaalid ibn Walid mbaxanewam boobu reere na ko ci xare Yarmuk fa qaala mu daal di wax ni utlubuha utal leen ma ko fa lam yajiduha gisuñu ko summa talabuha gannaaw loolu ñu wuti ko fa wajaduha ñu daal di ko gis wa ida kalansuwatun xalqatun bu ñu xoolee ci mbaxne boobu dafa am loo xam ni ñu ngi koy defar ci mbaxne bi fa qaala Xaalidu daal di wax ni i'tamara rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yenente dafa def umra fa halaka ra'sahu mu daal di watoo boppam wabtadara an-naas jawaaniba sha'rihi fa sabaqtuhum ila naasiyatihi fa ja'altuha fi hadhihi al-kalansuwa falam ashhadu qitaalan wa hiya ma'i illa ruziqtu nasra nee na nit ñi bu ñu woree ci boori karaw yi yenente bi ma daal di leen jiitu karaw kanamu boppi yenente bi ma daal di ko def ci sama sapo bi sama mbaxne bi nee na musuma fekkee xare lu dul xare boobu yàlla wërsëkal na ma gañe al mustadrak lil hakim mu ngi foofu kitaabu ma'rifatu sahaba baabu manaqibu Xaalid ibn al Walid boo demee si tome 3 page 299 wal laftu lahu wa bi tarjumatu Xaalid fi asadil gaaba wal isaaba wa mujasul xabar bi muntaxabi kanzul ummal bi hamis musnad Ahmad juzul xamis safha 178 wa taarix Ibn Kathir tome 8 113 ci page foofu la nekk loolu tamit mbokk yi ba léegi ñu daal di continuer ci benn buntu bi rek mooy barkeelu ci karaw yi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rawal Bukhari solo nañ ci Bukhari annahu kaana inda ummu salama zawjatu nabi sallallahu alayhi wa sallam niki ummu salimatu yorna shay'un min sha'ri nabi dara ci karawi yenente bi fa ida asaaba insanan aynun ursilu ilayha qadhan min almaai ghamasa ash-sha'r fihi fa yudawa man usiba bu fekkente ni nit am na ku wopp ci ñoom rek
ci bëtam dañuy daldi yónni benn ndab boo xam ne ndab ndox la ñu yónne ko ci Salama mu daldi jël ndox boobu mu daldi ci dugal karaw yenente bi ci biir ndox boobu mu daldi faj ki nga xamante ni wér na kon loolu tamit barkeelu la ci yenente qaala Ubaydata li an takuna indi sha'ratun minhu ay annabiyi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha Ubaydata nee na ma am benn karaw ci karawi yenente bi moo ma gënal am aduna ak lu ci biiram yépp kon loolu ñoom gis nañu ni barkeelu ci karaw yenente boo ko amee barke boobu mun na la fajal yépp kon barkeel mbokk yi kenn mënu koo niinal yaa gis loolu dañ koy indi mulaxasan ci sahihu Bukhari kitaabul libaas baabu ma yuzkaru fi thaybi boo demee foofu tom 4 page 27 danga ko fay fekk boo demee ñaareel kii waxu Ubaydata boo demee tabaqaatu ibnu Saadin tom 6 page 63 boo demee sahihul Bukhari kitaabul wudu baabul maa'u alladi yughsalu bihi sha'r al insaan boo demee tom 1 page 31 lii danga ko fay fekk mbokk yi kon boobu ci la ñuy xuus dem ci barkeel bi nga xamante ni dañ koy barkeelu ci lance yenente bi lance mooy xeej boo xam ni dañ koy xare foofu la ci boobu la ñuy dem ñu xool foofu tamit barkeelu saxaaba yi nan lañ ci doon kon buñ jógee loolu dañuy daldi xuus tamit mooy nekk bu mujj bi ci barkeel tabarruk bi mawdi kaffi nabi mooy barkeelu ci jeextalu place ndox loxo kaf mooy loxo yenente bi maanaam fi nga xamante ni foofu la ko tegee mawdi a boobu fi tarjumati Hanzala min al isaaba wa musnad Ahmad ma mujazuhu ci tarjumati Hanzala boo fa demee ak isaaba ak musnad Ahmad ci tënk Hanzala nee na sama maam daf ma jegeel ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daldi ko wax ni am na ñaari doom yu góor kenn ki màgg la ba am sikkin am boo xam ni amul sikkin maanaam du màggagul nee na ku ci gën a tuuti dama bëgg nga ñaanal ko yenente daldi raay boppam mu ne ko barakallahu fiika aw buurika fiika xaala raawi ku solo hadis bi nee na wallahi gis na Hanzalata képp koo xam ni am nga lu neewu ci sa yaram walla benn bahima bu neewee ci weenam buñ ko indee ci Hanzalata mu daldi jël loxom raay ko ci kawam mu ne ko bismillahi mu daldi jël loxom teg ko ci kaw boppam rek bu ko waxee rek ci place loxom boobu bu ko masaxee maanaam bu jëlee loxom teg ko fu yenente masam teg loxom bu ko raayee ci foo xam ni neewi na rek nee na di nga gis foofu daldi wér wa fi lafdil isaaba mu ngi ci boobu wa yaqulu dafay wax bismillahi yada'u yadahu ala ra'sihi dafay wax bismillahi mu jël loxom teg ko ci kaw boppam fi nga xamante ni yenente foofu la doon masa teg loxom bu jëlee raay foofu rek mu daldi ko masax ci fu neewi nee na neewi boobu dafay daldi dëñ
kon kooku tamit barke la ci barkeelu ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi barke yenente dafa tasaaru boo xam ni bare na lool def si njàppam dégg nga donc ci lépp li nga xamante ni expliqué naa ko fi ci lu ndaw ak lu mag donc fépp fu nga xamante ni yenente jaar na te barkeelu tamit bu mu nekkee ci suñu yaay Halimatu Saadiya kooku di ko nampal barke boobu kooku amoon nit ñi dégg nañ ko tamit bu mu demee ak baayam bu ndaw Abu Taalibin dem ci jaara ci Shaam boobu tamit gis nañ ko ci lu bare buñ ko compté duñ ko mën a jeexal kon donc mbokk yi foofu la ñuy xam ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallama gannaaw dundoom waaye dundoom barkeelu nañu ci moom waaye gannaawam tamit daan nañu barkeel ci jeextalam yooyu ñi nga xamante ni tegtal naa leen kon donc dañuy wax léegi kenn amul droit ngay xaraamal waaye ngay jël loolu dugal ko ci baabul bidaa dañu ne lépp loo xam ni yenente defu ko loolu moo tax may indi aaya boobu ni ma aataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu kon ci dundu sahaaba yi yépp xewoon na yenente terewu ko léegi kan mooy ñëw jamono bi nga ne loolu danga koy teg ci baabul bidaa danga koy tere doomi aadama yi ñaare mu ne lakat kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana xam ngeen roy waaye bu baax bu rafet ci yenente bi kon donc su fekkente ni am nañu ko roy ci yooyu parce que nit ki ci ki ngay util barke daa fekk kooku am nga yaakaar ni kooku juboon ak borom subhanahu wa taala gis nañ ni kooku jegee na boromam nga am yaakaar ci moom ni boo ko jegee su fekkente ni uti nga barkewam yàlla nu mu jegee boromam yàlla mun na la defal barke ci lum la ñaanal kon donc mbokk yi loolu ñuy wax yu bare di ko def bidaa war nañ ko boobu buntu boobu buñ fa demee mooy at-tabarruk bi sahmi nabi rawal Bukhari fi sulhul hudaybiya Bukhari solo na ko wa qaal nee na yenente bi wàcc na ak ay soldaarom ci digg Hudaybiya ñu daldi bu ñu wàccee foofu ñu daldi egg bërëb boo xam ni tuuti kii wu ndox la foo xam ni ndox bi day ball nee na nit ñi buñ fa demee rek daldi egg ci ndox boobu rek ñu daldi ko root ndox bi jeex sahaaba yi daldi mar yenente daldi génne jaasam ci mbaram mu daldi digal ñi jël xeej boobu ñu samp ko ci ndox boobu nee na wallahi ñun ñëpp maruñu woon maanaam ñun ñëpp man di naw ñu ndox ba ñu jege foofu kenn marul ndox boobu boo demee ci sahihul Bukhari kitaabu shurut boo fa demee danga ko fay fekk baabu shurutu fil jihaad wal musalaha ma ahli al harbi wa kitaabu shurut boo fa demee ci tome 2 81 danga ko fay fekk waraaji kitaabul maghazi minhu kitaabul maghazi tamit boo ci delloo danga ko fay fekk baabu ghazwatul hudaybiya foofu nga koy fekk waraaji tabaqaatu ibnu saadin tome 3 page 29 danga ko fay fekk wa baabu dhikri alamat baada nuzulil wahyi boo fa demee ci menn kitaab téere bi page 1 tome 1 boo demee ci page 118 wa maghazil waqidi tamit boo fa demee ci page 249 danga ko fay fekk
kon donc mbokk yi boobu tamit leer na ni sahaaba yi daawoon nañu barkeelu ci xeeju yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. bu ñu jógee loolu garab boobu nga xamante ni Cheikh Ahmad Bamba dafa doon toog boobu bukaatun mubaraka la boobu bukaatun mubaraka place bu am baraka la waaw na ngeen ma dégg de waxuma alquran buka mubaraka boobu muy junju dama ne foofu bukaatun mubaraka borob barke la su fekkente ni dundu Cheikh Ahmad Bamba da doon toog foofu di jàng alquran wallahi ormal alquran boobu ak góor ba nga xamante ni moom diggantew ma ak borom comme kenn nattalew ko du ko mën a mesurer kooku fu mu teew xam ngeen ni foofu jeex talam la ku fa dem di ñaan sa borom subhanahu wa ta'ala di def ñaan boobu di def tawassul ci qur'anul karim bu muy jàng waaye ci moom tamit jege bu mu jegee boromam est-ce que nit mun naa jël loolu contre ko waaw dina am ñoo xam ni loolu groupe bu ne la ci l'islam ñii dañuy xaabaabal ñii dañuy jéggi doyo loolu fu fépp foo dem même boo demee ci bërëbu aji di nga gis ñoo xam ni dañuy xaabaabal dañuy ëppale l'islam daal ifraat wa tafrit loolu la bañ maanaam nga jël dara ëppal l'islam bugg ko l'islam buggul tamit nga jël yépp neenal ko nga ne amut loolu tamit l'islam bugg ko kon mbokk yi lii laa leen indil leçon wu tey di leen sant di leen gërëm ci teewlu bi nga xamante ni yéen a nga koy teewlu bu boobaa ñu xaar taalikaat yi mbokk yi lan lañ ci mën a yokk tamit ñu yokk ci ittixaadu quburahum mahallan lil ibada yaakaar naa def na audio yu bare te ñu ne xayrul umur awsatuha donc boobu dañ koy repousser waat ci beneen semaine incha allah wala bu ko jaralee tamit bu ñu demee dugg ci darsi ba ñaari fan ba ñetti fan mu am mbokk moo xam ni dina ñëw mu def dars boobu donc mbokk yi maa ngi leen di gërëm di leen sant allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad